Cheikh Ibra salaamaaleykum imaam yi salaamaaleykum chef de quartier yi. mais si Sénégal yëpp waxuma si Sénégal mais si Afrique yëpp kon baara gàcce ngaaraama donc kaddu gi di gudd dañuy remercier une fois de plus toute la population de Yeumbeul Sud di gërëm bu baax monsieur le maire une fois de plus encore Bara Gaye si invitation bi nga xamante ne si jagleel nañu ko jërë ngeen jëf. ndaxte banlieue dakaroise dafa am solo trop ci région bu Dakar contribuer ci contribution bu am solo tant du point de vue de la population mais également de la rentabilité du point de vue économique ndax ku xam doxalinu dëkk xam ne le milieu informel bokk na ci li téye kenn économie Sénégal te bu ne région de Dakar banlieue bi moo tax ñuy wax ma nekk ci benn témoignage sûr ñun waa Jaxaay Parcelles ñu ëpp ci ñun ñu ngi jóge ci biir banlieue bi def muy ban mooy di roy Bara Gaye ñuy toog dañ ko war a roy c'est ça la vie dañ la war a roy yéen ñun dañ la war a roy ndaxte ñu ci dimension la ñun dañ la war a roy parce que li tax ñu war ko roy mooy que ni yéen comprendre lu bëri Bara Gaye li muy defar nii du pour département bu Kër Massar nii pour Yeumbeul mais dafa bëgg a yar le président de la République parce que Bara Gaye mooy wax Macky Sall bi nga faloo ba tey lu mel nii mën a ko def Sénégal Bara Gaye mooy wax président de la République bi nga faloo ba léegi département bi yëpp mënuñu am terrain basket digne de ce nom Bara Gaye mooy wax le président de la République du Sénégal monsieur Macky Sall bi nga faloo ba léegi mënuloo fexe ba defar géodoo mel nii ci département bu Kër Massar kon il a parlé avec le président de la République et voilà aujourd'hui ki nga xamante ni tey moom la ñu yóbbu ci assemblée nationale bi mon confrère Diané wax na ko waxuma la ay meilleur maire loolu moom c'est révolu passé nañ ko mais je vous jure qu'il va être le meilleur député du Sénégal. waaye gàtt na loolu waaye. deuxièmement yéen a ngi fi man maa ngi fi man lenn rek mooy sama défaut mooy sama sincérité man sax des fois du may neex parce que dama bëgg a sincère sama bopp Bara Gaye tey jii su matul woon li mu doy su nekkoon multidimension pour le département de Kër Massar man maa koy def son billahi wal kitaab mais voilà un homme sa grandeur rigueur bi nekk ci moom compétence bi nekk ci moom xam-xam bi nekk ci moom sagesse bi nekk ci moom fit bi nekk ci moom ngor bi nekk ci moom mu laaj ci doo ko yëpp a tàkk na seen doom. Monsieur Mohamed Bilal Diatta su ma leen limee dañuy yóbbaale kilifa yi fi teew yépp parce que ku lim jiwum te guddi na ba noppi li ñuy wax rek mooy fi ñëpp jaar foofu laay jaar te mooy féliciter honorable député Bara Gaye encourager ko magnifier li muy def fii ci Yeumbeul en particulier ñaax ko encourager ko ne ko vous êtes sur la bonne voie en tant que Yeumbeullois man xam naa ne le visage de Yeumbeul a changé Yeumbeul
dëkkoon naa fi en 94 ba 2008 nekkoon naa sax président ASC Disso. L'ASC Disso de Yeumbeul ñun ñoo ko créé, je fus le président de cet ASC. Donc xam naa Yeumbeul bu baax su ma leen waxee visage yu Yeumbeul xar kanamu Yeumbeul dafa changé war ngeen ko gëm ndax li ma fi gis di gàcceel ñun ñi bokk ak yéen Yewwi Askan Wi leader yi nga xamante ni ñoo nekk Yewwi Askan Wi ñoom ngeen di gàcceel président Babacar Gueye mi ndam lu rëy li mu am muy lan li Senghor réussiroon ba ñuy soog a am li nga xamante ni mooy indépendance maanaam mettre en place une administration bi ñu koy jox département de Kër Massar amul sax bureau bu mu dugg dévolution du patrimoine de la ville dañu waroon a xaaj patrimoine matériel bi nekkoon Pikine jox ko genn wàll gi waaye oto sax joxuñu ko ba pare bàyyil ko ay charges yoo xamante ni mu war leen di fay salaire yàlla dogal ne sur ces 100 premiers jours dem mettre en place administration am ay locaux tous les services de l'administration mu defar ko ba commencé fay salaire am gàcce ngalaama yéen man rusuma leen a présenté musuma invité sama collègue Daouda Ndiaye maire Yeumbeul Nord ndax dafa góoroon ci budget bu am solo budget bi mu góoroon ëpp na ñetti yoon sama bos te xamul woon li mu yor moo tax bi monsieur le maire Babacar Ndaw ñëwee commencé di yor kooku rusoon naa ko invité di ko présenté waa Yeumbeul tey rusuma invité sama rakk ji nga xamante ni mooy Adama Sarr nga xam ni tey bi ñu ko naree fonto ci mbiri ndox mi dafa wàccal boppam def na ma defoon 2015 ndax wax naa leen ni ndox inondation assainissement ak li nga xamante ni mooy ay voiries yi bokkul ci li nga xam ni mooy ay prérogatives bu maire yi mais mënuñu seetaan suñu askan dafa jënd ay moto pompe yu gën a baax yi Assome Diatta jënd dugg ci ndox mi ànd ak population ba coow li dal Bilal Diatta def pareil Babacar Ndaw wàcc ci ndox mi def pareil Diané def la même chose moom moo ñu ëpp ndox ba léegi et ku ne xam na ni ñu ngi ci def liggéey bu am solo donc ñii rusuma leen a invité fii nga xamante ni mooy Yeumbeul ndax dama bokk ak ñoom loo xam ni mooy 5 ans yi di ñëw te nag ñu bokk li nga xamante ni bokkuma ko woon ak ñii ma lim sànq ni dañoo bokk coalition Yewwi Askan Wi te coalition Yewwi Askan Wi boobu ñu am benn kilifa gu particulier muy Seyid Mouhamadou Moustapha Sy Al Maktoum waxoon naa leen ko fii bërki dem sag la ci ñun yàlla na ko yàlla sàmm yàlla nañu ko yàlla fayal lii ngeen ma def bërki dem muy titre député 2016 Serigne Moustapha day dem Mauritanie invité ma dagg billet avion dem muy def conférence bi ñu ñëwee ci amphithéâtre bi naar yi ñoo fa ëpp bi muy dugg ñu wan ko image moo tax du ñu deñ di ko sant dañuy sant sunu borom waxoon naa leen ni bi ma yàlla di def ministre boobu 29 ans laa am bi may nekk maire 35 ans laa am su ma amaatul woon deuxième mandat aussi kenn du ma gën a sant sunu borom su ma nekkul woon député aussi kenn du ma gën a sant sunu borom te yàlla dogal loolu yépp ci man donc dañ koy continuer di ko sant di ko gërëm mais mes collègues maires li ma leen di wax mooy affaire bi liggéey kese la et le soleil brille pour tout le monde Macky Sall musuma jàppale tarfatal ay ni te da daan jàppale Daouda Ndiaye di jàppale ki nga xamante ni mooy Moustapha Mbengue te taxul ñooñu gën ma def résultat donc li ma leen di ñaanal te di leen ci ñaax mooy donnez-moi rendez-vous fii ak 6 mois ci seeni inauguration yu njëkk loolu laa leen di ñaan. Bilal me donne rendez-vous et je sais que Adama me donnera rendez-vous je sais que Babacar me donnera rendez-vous lii dafa rafet yàlla leen yàlla jàppale sàmm leen place publique bi nag fii ku ko xamoon xam ni sunu mbokk lawbe yi ñoo fi nekkoon di yat di fi daan seen doole bi ma ñëwee ni dama koy def fii bi ma ñëwee ni dama fiy def place publique dafa xawoon a compliqué ba nit ñi jàpp ni kenn mënu ko fee def kenn du fi jóge alors bi ma ñëwee woo leen waxtaan ak ñoom ni leen dama fi bëgg a def lu mel ni ñoom ñëpp kenn gëm ko woon yàlla dogal nag waa koñ bi jàppale ma ci bu baax a baax fii premier poto lampe bi nekk ku ne xam na ni garab gu mag moo fa nekkoon
am ci ginnaaw benn école arabe fii yëpp ñu koy yatte ba dootoo gis mbedd mi agressé nañ fi nit bëccëgu ndara kam agressé nañ fi nit guddi boo fi musaana jaar nit ñi dañuy tiit ma jàpp ni Yëmbal mérité na leneen lu gën a baax lu gën a yaakaar li nga xamante ni mooy li fi jotoon a am alors ñu ne nañ ko defar njëkkoon a commencé di ko defar am entrepreneur bu ñëw mais comme ni ko Anta Diop waxee dinaa ñëw ci moom man sama liggéey dafay metti parce que dama koy contrôler sama bopp bi nit ñi demee di jàngi ñii pharmacie ñii defi droit ñii defi science de la vie et de la terre dama dem jàngi management des projets de développement yoonam nekkul ci yenn mbir yi elle est apolitique day liggéey viens là toi tu es ma sœur mais je suis là toi tu es ma sœur alors liggéeykat la elle est désintéressée ci yenn mbir yi donc voilà et puis ce n'est pas parce que sunu papa Dame Diop Mansour moo ko jur moo tax ma jox ko liggéey bi professionnalisme moo tax ma jox ko liggéey ñam ko benn yoon mu baax ma ni nañ ko tollanti c'est comme ça que ça s'est passé tey su dul woon sa professionnalisme sa détermination sa sens élevé des responsabilités ak sa désintéressement donc du ma la woon jox liggéey bi parce que liggéey bi du sama liggéey liggéey Yëmbal la donc bravo et merci d'avoir quand même réalisé ce bijou en un temps record donc je te dis merci nga yóbbul ñu nuyoo góor gi ziaral ñu ko parce que moom sagu Yëmbal la ñu ngi koy ziara bu baax a baax leneen li ci des mooy waa koñ bi yéen a ko moom xaj na mën naa fi sax gëj tey mën na sax dootuma fi teg sama tànk mën na am sax bu ma fi ñëwee bala ma fay ñëwati juróom-benni weer wala cérémonie ba cérémonie yéen a ko moom xam leen ni nag alalu Yëmbal la ñu jël def donc ñoŋal leen bu leen ko yàq bu leen buddi garab yi bu leen jël spot yi ci suufu lamp yi bu leen yàq panneau yi grillage yi bu ci booy yi di yéeg yéen a ko mën a sàmmal seen bopp incha allah dana am ñoo xamante ni ay agent wu maire yi la ñuy doon danañu ñëw di ko garder mais bëgg naa après waa koñ bi def benn comité de gestion boo xam ni yoonu maire yi du ci nekk yoonu maire yi du ci nekk donc place publique bi nekk Caaroy Kaw li tax mu dund boobu ba léegi c'est parce que dafa jege maire bi maire di ko saytul boppam bi nekk Yëmbal li tax mu xaw a gën a gaaw a yàqu parce que dafa xaw a sori maire bi te amul comité de gestion boobu defaraat nañ ko ñaari yoon ci kaw place publique bi nekk Caaroy Kaw donc bii aussi dama bëgg ñoom Awa Ndiaye ñoom sëñ Xaadim ñoom Maam Cheikh ngeen takku ànd ak jigéen ñi nekk ci koñ bi ngeen toog ngeen waxtaan ak basketteurs yi ngeen mettre en place seen comité de gestion comité de gestion mën ngeen dem ba tëral ni comme ni ko délégué de quartier bi waxee baare mbedd nag dafa war a xewi nag ci Yëmbal nag surtout nag fii nii moo xam ay jàng la moo xam cérémonie bu mu mën a doon moo xam mariage la moo xam ngénte la ku ko feesal ma xam ni kenn ëpp la mbooloo donc ku ko soxlaati na ñëw ci comité de gestion bi ngeen war a monter yéen a xam naka ngeen di tëralee man incha allah bu làmp fayee ñëw leen ci man danaa defar bu pavé pëtëxee ñëw leen ci man ma woo Anta bu séer so dammoo incha allah danañ ko defar bu garab yi kii voilà lenn rek lañ mënul nag jóge mairie ba ñëw di arroser garab yi yéen ñi nga xamante ni yéen a nekk ci kër environ yi donc organisez-vous ngir mën a jël ndox di sotti ci garab yi loolu lu am solo la sunu mbokk yi nga xam ni ñoo doon takk fële fas yi aussi wax naa ak ñoom parce que foofu incha allah dama ko bëgg a pavé ba mu dem ci école bi nga xamante ni lii dana gën a continuer rafet donc loolu bëgg naa ko bu baax a baax en tout cas ndax ni ngeen ñu sagale gërëm nañ leen sant nañ leen woote 15 heures nit ñi toog ci chaise jóge wuñ fi ba 23 heures donc loolu jàpp naa ni lu am solo maa ngi seen imam yi maa ngi seen délégué de quartier yi maa ngi seen sunu yaay yi li ma ci intéressé woon rek mooy nañu def lu rafet ngir mën a kontaan et loolu ci la ñuy continuer lancé naa ñetti appel d'offre ci semaine bi ñu génn ñetti appel d'offre ci semaine bi ñu génn beneen bi mooy bu ñu jógee ci place publique bi incha allah tey bu ñu amoon ay jàpp dinañu vidéo projecteur danañu wane loolu yëpp donc danañu commencer ci place publique bi nekk ci mairie bi
danañ fa def benn salle des fêtes nga xam ni xale yi dootoo leen soxlaa dem ay yëngu leen wala voilà grand théâtre te jaratu koog yooyu salle bu moderne on a déjà lancé le marché su ngeen jaaree buntu mairie ba fekk ñuy jéem a dajji place publique bi di samp yenn deeg yooyu xam leen ne liggéey boobu moo commencé incha allah fii nga xamante ni mooy maternité Gallo Dia ku ne xam na ni foofu du woon maternité fa la mairie bi njëkkoon a yegg ci Samba Yoro donc dal bi ci kaw ba ci suuf dafa commencé di yàqu ren jël naa 160 millions pour dugal ko fa dañ koy terrasser rap ba mu jeex takk ñu tabaxaat ko tabax bu mucc ay autorisation yi ci waroon a def bind naa ministère jaarale ko ci ki nga xamante ni mooy docteur Dieye autorisé nañu ko incha allah bu ndox mi wàññeekoo ñu lancé appel d'offre bi su ko nit gagné ñu terrassé ko defar liggéey bi ci 6 mois incha allah comme ça nga xam ni danañu amaat maternité Gallo Dia bu gën a moderne bii nga xamante ni moom la ñu am lii nga xamante ni mooy école élémentaire Baye Issa Fall pratiquement liggéey bi commencé na ba pare fii ci Afia ndax Afia seen problème moo doon école élémentaire bi may defar li nga xam ni moom mooy collège bi dañu ni woon école élémentaire lañ bëgg te lu waa Yëmbal bëgg rek pare nañu pour dem wuti ko ñëw jox leen donc lancé nañu ko gars yi commencé nañ fuuy suñu paree dañuy yëkkati yéen sama mbokk sportif yi ñi doon wax naan dana amum du am li tax may gërëm man samay adversaire mooy fu mu gën a méttee fa laay gën a kontaane ndax day tax ma génnee le meilleur bi nekk ci man ku ne xam na ni benn ministre rek lañ doon jàkkaarlool ci élection locale yi ren ñu jàkkaarloog ñaari ministre yu doy waar ministre du commerce ak ministre de l'économie yàlla leen yàlla defal li gën ndax Macky Sall tas na gouvernement bi tey bon li ci des yàlla na yàlla def li gën mais pour vous dire que rek suñuy frère lañ ak suñuy sœur li tax ma leen di tudd tey mooy bërki démb Amadou dafa jël xalimaam bind wax ni élection yi jàll na accepté na ni perte na félicité ma loolu mooy gentleman Assome Diatta jël xalimaam bind ci Facebook am accepté ni gagné nañu ko félicité ñu ñun waaye Yewwi Askan loolu mooy gentleman loolu moo wane ni ay adversaire d'un moment la ñu woon mais duñu ay ennemi duñu ay ennemi mbir nag boo ci nekkee def ci li ci war ngir boo gañee nga xam ni mérité nga ko suñ la gañee nga xam ni def nga li nga waroon a def loolu moo tax su ma nekkee ci campagne damay mel ni gaynde bu ma nekkee ci campagne électorale damay mel ni gaynde parce que chance yëpp lay jël xëcc ko sama côté noonu lay politiquer mais jàppaluma kenn lenn yàlla dogal na nag 2014 maa leen dóoroon 1-0 2017 ma dóor leen 2-0 janvier 2022 ma dóor leen 3-0 alors juillet 2024 ma dóor leen 4-0 mais doy na nag doy na man dootuma compétir ak ñoom jàpp naa ni koo dóor 4-0 yaa ko mën donc bàyyi naa leen Yëmbal après dinaa xool kenn ku ma leen di jox rek mu jàkkaarloo ñoom ñu xool ba xam ñoom dinañ mën ci kooku dara maa leen di sant bu baax di leen gërëm allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallam